sax yenn saa yi ne ñoom foofu doo ñëw toog nii man nag fi ñu may teg damaa siis si moom xam na ne moom xam na. Dias Siré. moom matinal taj temps. Ayas ñu ne ma may maam ku mel ma lañ ko bindeel ci biir journal bi gars yi baal leen ma de MD ñëw ak sama rakk ji Mamadou Fofana cey Siré le grand consultant Mamadou Mansour Diop le coach de l'excellence lañ ko bindeel ci biir journal et les deux revues de presse Fabrice kenn du moom keneen ki moom waxaale mooy mbiram kenn du ko seetaan te Birahim Touré jaaji dérive itam du am ndax Mamba ak MD waaw xanaa lim nañ ñëpp mais Abdoulaye Mbow tam man Yaas Abdoulaye Mbow kenn du moom tey bu may dem taj temps la damay jaar ci kanam wala ci non non defal taj temps bi da koy def taj daal di koy def temps. waaw daggal sa rapido. non bàyyi ma jaar ca pax. non awa péage jaagal péage. aw ma njëkk non pax mi laay jaar les trous. parce que nee na ko amul kii jaaral ci xoolal fi ma jaar rek lii rek mooy wane ne lii problème la. yoonu tëggeen bi de. ku feebar doo fa jaar. merci beaucoup El Hadji Ahmed Aïdara ci revue des titres bi léegi nii dañuy ànd ak Mame Mbaye Ndiaye ci xibaaru suba si ak El Hadji Mansour Diop si récit lay doon wala sax Mamadou Fofana bu la neexee nga daal dee toog léegi ñu daal dee faram-fàcce xibaar gi incha allah. juróom-ñetti waxtu ci Zik FM Sen TV l'officiel bii lay jotaay xibaar la ca gën a fës moo di njiital I2AF ba woon mu mel ni kon président Lamine Diack warees na mën a dellu si fii ci réewum Sénégal gannaaw ba ñu génnee juróomi téeméeri junni ci ay euro ngir nag fayal ko li nga xam ne mooy caution bi ani kañ lay dellu si buñ sukkandikoo nag ci maître Simon Ndiaye avocat am nee na jàpp gu ñu aw daat ngir mu dikkaat fii ci réewum Sénégal ñu àddu jëmale ci fantasiro fasantik sikkim ga nga xam ne moo amoon sa diwaanu Fatick Diohine village boobee de la waral nag xeex ba moo di yenn ci askan wa ñooy sàkku ci benn sëriñ bu fa dikk mat naa léegi juróom-ñaari weer mu abal leen ci defante googee fukkax ñeenti ci ay doomu aadama jëlee nañu si ay gaañu bokk na si juróom benn ci ay gendarme ani lu waral ñu bëgg ñooñee si boppam wala sëriñ ba abal leen tontu li dañ si dikk si bi la jotaay xibaar beneen gox bu sooboon ci ak defante maanaam manifestation moo di quartier Baye Lay ca ginnaaw raay foofee ay indemnisation la ñuy sàkku ñu fay leen ko gannaaw ba APIX na mais sumb foofu ay liggéey daanal nañu fa ay kër ña nga xam ne ñoom moom kër ya ni ngi ci jamono ji ci ay location waaye nag ba fii la ñu leen war a ndàmpe France daal di xëddeen jotaguñu sa dañ àddu it si wàllu tàggat yaram Pape Mantam boobu lañ si àndal mi si tolloo fas yéene kon daal kepeex li yéen kaay xëy dëxëñ ak El Hadji Ahmed Aïdara ngeen taaxirlu ñu wàcc si tali bi saytu dem beex dikk bi Yacine Seck. Voici Trafic News. Aba Diatta ñu ngi lay ziaraat di la dalalaat ana fan nga nekk ci trafic bi. voilà merci beaucoup Yacine daal dina progressé sànq rek jaar nañu ci kaw pont bu Foire foofu la tey amul jafe-jafe mun ngeen fa jaar pour ñi nga xam ne ñoo boy ko du côté rond point 26 jaaree ko yëngu leen foofu la ça circuit tranquille seulement laata ngeen yegg si passerelle bu Foire moo xaw a yéex tuuti gannaaw Foire bi nag amatul complication mën ngeen tàllal sur la VDN daal di rale directement cimetière Saint-Lazare jaaree ko nag pont Sénégal Zapo ñun nag dañu wàcc suuf jaar rond point Cyprès tàllal sur les allées du campement daal di wutili rond point Liberté 6 foofu la aussi amul benn complication certes vous allez croiser les véhicules sortant du côté de Grand Yoff wante teewul mën ngeen fa jaax daal di wees seen circulation à partir maintenant du rond point Liberté 6 mën ngeen fa jaaxee soit rek ngeen tàllal sur les deux voies yi nga xam ne mu ngi yóbbu du côté Xar Yàlla wala sax ngeen jël accès bi nga xam ne mu ngi leen yóbbu du côté Camp Leclerc foofu la aussi pas trop de soucis pour le moment Yacine Seck. C'était Trafic News. ay yow Papa Alé Cissé guddal fan waaye si soo ba tey maa ngi naan Aba Aba xam naa ne moom yeewoo gudd fi mu nekk nii merci beaucoup Papa Alé danañ dellu si waat ak yow ci kanam Mame Mbaye Ndiaye mu bàyyi la xanaa nga wëyandi. ayca yenn ci ay ponk dañu koy jukki fës kii ne ko waxtaanee ànda Cheikh El Hadji Mouhamadou Mansour Diop ak nag si récit door ko ak li nga xam ne moom mooy président I2AF ba woon di président Lamine Diack yàggatul dara warees naa mën a dellu si nag fii ci réewum Sénégal gannaaw ba nga xam ne koppar ba ko fa téye woon ni ab caution jot nañu ko génne juróomi téeméeri junni si ay euro ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay millions la koppar ba toll bu ñu koy rek xayma ci wàllum CFA kañ lay dellu si jàpp gu ñu aw date bu ñu sukkandikoo ci maître Simon Ndiaye avocat am ca Paris la ñuy wutali fekk fa sunu correspondant Pape Cheikh Fall.
kii di maître Simon Ndiaye di avocat wu Lamine Diack moo yëkkati kaddu yi daal koy xamal taskati xibaar yi ci kaddu avocat wu Lamine Diack di maître Simon Ndiaye moom moo xamle ne li toll ci téeméeri junni ci xaalisu euro di question bi nga xam ne moom la doon daaj Lamine Diack daat nañ koy joxe ci parquet national financier ci aji muy gii ñu daal di génn moom kii di maître Simon Ndiaye daan na si yokk ne li jëm ci ñibbisik Lamine Diack ci Ndakaaru Sénégal moom nee na jamono ji programme guñu ko daan na si yokk sax bin gën a gëstu xibaar bi mu dolli si ne ba jamono ji ñuy wax du altine bi te du nekk tamit alxames gee ñu jublu lii di ñibbisik Lamine Diack ci Sénégal waaye nag biñ jotoo jokkoo kilifa yi nga xam ne ñoo fi teewal réewu Sénégal ñoom li ñu xamal mooy dafa des ay actes yu jëm ci wàllu administration yu jëm ci diggante Lamine Diack ak kii du attekaayu France bi waaye nag xamal nañu ne kii di Lamine Diack moom dañ koo teewoon fii li toll ci benn fan ci weeru novembre ci atum 2015 ba jamono ji pour mu du génn fi nga xam ne mooy réewum France biñ ko àtte nag ci septembre bi la ñu génn Lamine Diack daanoon nañ ko lu toll ci 4 atu kaso ñaar yi nga xam ne moo nekkoon ñaari atu kaso ferme daal koy amende lu toll ci téeméeri junni ci xaalisu euro tam bàyyee ko woon ci parquet national financier bi nekk fii ci France. jaajëf Pape Cheikh Fall le député du peuple maa ngi laa nuyu. li ñëpp doon xaar te nga ko doon sàkku moo di Lamine Diack ñi lay dellu si yàggatul dara kon dina ñëw. alhamdulilah dafa jot bu yàgg dafa jot c'est-à-dire que dossier bi xëy na dossier international la certes mais téye gi ñu ko téye France aussi te saa bu ñuy wax dañu naan diggante Lamine Diack ak justice française dafa mel ni kon français yi ñoom moom IAF wala ñoom ñooy jël ay décision te dossier bi ñu toppee Lamine Diack am na ay doomi Russie yi ci bokk mais ñoom ñëpp ñu ngi ci seen jàmm ñooñu seen réew daf leen protéger te français yi xam nañu ni sañ-sañ bi ñu am ci Lamine Diack ak ñi mu àndal sañu ñu ko ci ay doomu Russie loolu mooy li tax toujours ñuy wax suñu état yi war nañu wanewaat beneen fort beneen charisme ci kanamu français yi parce que dossier Lamine Diack bi xawma lu nekk ci fond dossier bi kon jugé wu ma dossier bi mais doxalinu France ci boppam justice française ak Lamine Diack jalgati la parce que bu fekkee lu adduna bi yëpp bokk la moo tax justice française même bu fekkee ci wàllu international am na lu ko jàppana la ngir mën ko topp mais itam ci wàllu international suñu réew état bu Sénégal war na am sañ-sañ itam am lu mu ne doute justice française pour mën a protéger suñu doom di Lamine Diack mais comme agsi na ci ñu fay caution bi alhamdulilah na ñibbisi nañ ko bàyyi mu ñibbisi. si nañ ko bàyyi mu ñibbisi moom Lamine Diack. absolument dañ ko war a bàyyi mu ñibbisi ndaxte li bàyyi Sepp Blatter muy doxi soxlaam li bàyyi Michel Platini muy doxi soxlaam moom moo war a tax ñu bàyyi. président Lamine Diack mu ñibbisi mais loolu rek da lay wane ni comme li Mansour doon wax suñu faiblesse su état yi la quoi parce que implication bi ci France impliqué wu sans pour autant entrer dans le fond du dossier mais ne serait-ce que dans la forme da ngay gis France Sénégal bañalu ko dara fii mu nekk nii. par contre xoolal lim ñu fayee donc loolu si dafay wane ni faiblesse su sunu nguur yi am na ci quoi parce que bu doon ressortissant beneen dëkk la peut-être que traitement bi du demee noonu ak nu mënti nag demee. ndax damay dégg léeg-léeg Ahmed Aïdara di wax ni sa mbokk moom même bu tooñee sax faral ko ba pare ba mu ñibbisi waaw demal jëli ko ba mu ñëw ba ci kër gi bu ñëwee ba ci kër gi nag loo koy wax nga doog ko ci wax quoi deuxièmement mooy état bi beneen bu mu fayire demoon nañ beneen instant boo xam ni nekkatul procédure moo fa téye woon président Lamine Diack ay koppar moo ko fa doon traité donc le fait que état bi toog seetaan ba jaraaf di mën a jaay ab terrain pour mën ko fay loolu gàcce la ci état bi quoi état bi mënoon na ko sax léegi neneen li état bi mën a def pour rattraper wu terrain bi jaraaf jaay noo ko état jëndaat delloo ko ak jaraaf jaajëf noonu la ñu bawoo sa Paris la France di kat fii ci réewum Sénégal wutali sa Diohine da di village bu féete foofee sa diwaanu Fatick foofee la waral coow la nag moo di ak defante gu doxoon ci yenn ci ay taalibeeb sëriñ ndax nag ñenn ci askan wa seen bëgg-bëgg sax moo di na leen sëriñ baabal ndax ba mu fa dikkee ba léegi déggoo gi amoon sa village ba tàmbali naa xajam si defante googu fukk ak ñeent ñoo si jëlee ay gaañu juróom benn yi dañu di ay takk der ñu ànd Cheikh Guy Martial Diagne ci ay kàddu yu mu sa dénk Alioune Badara Sonko. Diohine moo ngi nan na Bara Sène jógee ci Diohine dans les plus brefs délais Diohine moo ngi laaj na travaux yi nga xamante ne moo ngi tàmmali ci Diohine nañ ko arrêter immédiatement et de manière définitive et pas seulement ñu wax ko mais mu nekk loo xamante ne autorité administrative yi ak service technique compétent de l'État yi ñoom ñoo jël loolu ñu taxawal ko
ndaxte suñu kaaraange moo ñu ëppal solo travaux yi nga xamante ne ñoo ngi di am Diohine ci loolu ba tey Diohine nee na déet ay Diohine dina jóg taxaw. mu ngoog mu di lu xewee foofee sa Diohine El Hadj mu di ab sëriñ bi ñu bëgg mu abal leen askan wa nag takk na nu taxaw. sëriñ bi kenn dàq ko Mambey. mais fii Sénégalais yi ñëpp yëg nañu li sëñ bi ba mu fa duggee ba léegi day semer le bordel. loolu moom ñëpp yëg gis nañu ko ci réseaux sociaux yi. waaye Diohine partagé nañu ko bind nañu ko ñun am na benn jour man ak Ahmed dañu am sens de retenue mais dañ ñu contacter ba tàyyi pour bëgg ñu wax ci. ñu yor seen ay oto di fecc di attaquer nit ñi di attaquer seen église yi ci ay fi ñuy jaamoo yàlla dafa def beneen façon. boo xam ni du respect. Sénégal suuf la boo xam ne maam bu ma neexoon dem dëkki fongee li mi kenn moomu ko. mais foog ma respecté ñi may fekki. foog ma respecté seen aada. foog ma respecté donte du ma ko jëfe foog ma respecté seen diine donte du ma ko jëfe au ma droit insulté leen wala ma ŋàññi leen au ma droit forcé leen ci ñu gëm man li may gëm au ma droit soppi leen ñu doon sama ay taalibe. respect dafa am solo. sëñ bi seen Sénégal la dëkk bu ko neexee dem dëkk Diohine mais bu dëkkee Diohine même fekkoon dafa juddoo Diohine ba màggee fa sax xëy nekk ab yonent foo mu bàyyi ak waa dëkk ba ak la ñu gëm mu respecté leen. gis nga xeetu doxalin yu mel noonu gisoon nañ fi ku fa woote yonent fan yi passé état bi mu ngi koy saagana rek te gis nga intervention bi gendarmerie def démb ba jàppanteeg waa population bi gis nga peuple dong mu am doole. te existence force de l'ordre mu ngi jeexeetalu ci existence peuple mënoon nañu intervenir dorénavant parce que yëgoon nañu coow li doon am Diohine ni xamoon nañu ni dina mës a dégénérer xam nga liy dëgg sëriñ boobu nañ ko wax bu fekkee dafay dëkk mu bàyyi askan ba muy fekk di leen tooñ parce que diine ji muy incarné di l'islam sant ko muy tooñ tarixa bi mu jëm sant ko muy tooñ bu fekkee sëriñ la itam comportement am na yar ay taalibeem mais mënoo fekk ay nit quelque part bu ndoxataan leen bëgg a changer seen diine jël fi ñuy jaamoo yàlla def fa lu la neex askan ñu toog du noppi te gis nga révolte bi am ni ñu koy sàggani nii nañ ko gaaw orienté waat te képp ku nekk ci yoon boobu na ci nguur gi gaaw anticiper balaa béy di wees muus parce que xam nga këram dañu koo taal imaginer li mënoon a am ci taal kër googu noonu donc nañ gaaw dakkal yu mel noonu Sénégal ba ne la Seyd Habib si caatu Seydi Hadji Malick dafa doon wax ni boo toogee ak nit mu naaw bu dugg asamaan ni cëpp sa kanam ni la yàlla nee na te li mu la wax nekkul ci téere yàlla bind ne ko seytaane nga parce que seytaane yi def na lu ëpp loolu gis nga cëriñ yu nekk Sénégal dafa bëri lool doy na waa de gars yi sax dañoo am fit yenn saa yi si da ngay gis ñu taxaw ne ay yonante lañ en tout cas Sénégal li fi xew faw ñu xoolaat ko ñu wàddu jëmale ci gox bi di bàyyi lay ginnaaw raay sud foofee askan wi it manifestation lañ doon amal ni ki démb la warloon nag ñu wàcc sa mbedd ma moo di ay indemnisation ndàmpaay ga ñu leen waroon jox te ba fii France waa APIX jot na daaneel yenn ci ay kër gannaaw ba mu fa namee sumb ci ay liggéey ñetti at a ngi nee nañu ñuy dox ci ginnaaw di daw ci ginnaaw ci ni ndàmpaay waaye jotaguñu si ñu ànd seex nang ko baka yokko bu dee ne askan ba yeewoo ca quartier Baye Laye bu ginnaaw raay sud dañuy ñaxtu du caa génne dañoo bañ projet bu état bi li ñuy ñaawlu mooy lëndëm bi ñu nemmeeku ci ndàmpaay yi laataa ñu leen fay jëlee. nawet baa ngi ñëw ñàkk ñu lu ñu liggéeyee suñu kër yi nag mais li ñu téye suñuy këyit dañu bu ñu tabax bu ñu def daal ñi doon tabax yëpp dañ leen a arrêté loon seen liggéey boobu ba léegi ñu ngi toog di leen di déglu te li ñuy def dafa lëndëm lool ci suñu xel yi. basin mooy fi am en même temps day am ay canal yoo xam ne dafa war a génn. société bi gaaloo liggéey yu mag ñeel nguur gi di APIX lañ ci joxoñ baaraamu tuuma. bu dee dañuy toj APIX ñoom fay ñu suñu xaalis ñu dem bu dee ñu toj ñu wax ñu lu leen ñu defal suñuy kër te toog. imagine nga fay nit fay ko 6 mois ñeneen ñi nga bëgg leen fay bëgg leen may délai 10 jours. ku nekk fii nii APIX wax na la lim lay fay ñu toog di leen xaar fii 3 ans ba léegi kenn joxuñu ordre ñeneen lañ ñëw di toj te ñeneen ñoo ñu toj ñëpp seeni locataire kenn fayu leen. file nag dëkkuwaay bi doy na waar askan wi ne sonn nañu tàyyi nañu. tabax yi yëpp te lii wóorul xam nga ndax ñun dañoo sonn te ay xale kese fi gis nga canal yi dañoo sant lii nit mënu cee dund. rango ay morso yu xonk ñi lee tey yeewoo ci diwaan bu ginnaaw raay sud ne li ñuy sàkku mooy ñu sàmmoon teeg worma bi ñu yellool. Siré nga foog ne gënul woon laata ñuy toj ak yëkkati ay nit ñu fay leen ba noppi liggéey ba daaga soog a door. mën nañ sox def lu gën fay leen c'est-à-dire dañoo war leen tabaxal. yóbbu leen feneen voilà c'est-à-dire que espace am na fi. société yu yëg liggéey ci yooyu am nañu programme yooyu il faut nit ñu réfléchir parce que souvent ak sunu dëkk bi nu muy bindoo ak jafe-jafe yi ciy am ni jox nit koppar ci ay loxoom mën na am sax yow yaa ngi koy gën a dugal ci guuta
li ñu war a def mooy bu fekkee dañu war a déplacer ay population ñu jël temps tabaxal leen ba pare comme ni président Abdoulaye Wade defoon nag plan Jaxaay boo tabaxee ba pare nag nga génne leen doog leen a génne mais c'est ak suñu dëkk yi ni mu demee nga jox nit ay koppar ne ko génnal daanaka doo koy dugal ci ay ou bien sax doo ko jox da koy dikk toj ci ay këram indi ko ci ay jafe-jafe d'ailleurs Sénégal c'est ça qui est dramatique au Sénégal comme nan lañ mën a amee société bu tudd SNHLM am société bu tudd SICAP ñun nga xam ne ba ñuy tabax c'était presque dans les années 60 bokk na ci pays yi nga xam ne ñoo njëkk a def construction en dur ñuy dem ba fii dëkk bi problème mu logement di fi am ay problème mu loyer di fi am c'est vraiment échec la ci politique habitat même de manière globale habitat social moo xam habitat tey jii véritablement Senghor nous manque beaucoup quoi. Senghor nous manque beaucoup. ci le député du peuple ñi ci peuple bi lañu bokk nee nañ ñu toj nañ seen i kër te ñu ngay xaar ñu ndàmp leen ba léegi. manque de rigueur. bi ngay wax toujours ak manque de responsabilité sens de responsabilité. parce que nit ki ngay ñëw toj dëkkuwaayam. mets-toi à sa place nga xool ba xam jaadu na nga toj dëkkuwaayam bu fekkee lu ñëpp bokk la dina yellu ñu toj ko mais balaa ñu koy toj am na lu yoon wax pour ñu waajal ko ci wàllu ndàmpaay xanaa doo toj ba noppi soog di ko jox xaalis wala nga koy tig da nga koy utal comme li Siré wax loolu moo jaadu te loolu kilifa yi xam nañu ko mais dañu dul xayma seen bopp ci fi population bu Sénégal toll. mais mu nit ki mënoo ko fekk fi mu nekk ngay def benn infrastructure jële ko fi mu nekk war ko jox ndàmpaay wala nga jox ko beneen logement wala nga jox ko faneen fu muy liggéeyee gis nañu ñi nga xam ne ay victimes autoroute à péage bi lañ ba léegi ñu ngi ak terre bi ñu ngi daw ci seen ay ginnaaw indemnité loolu jaaduwul te xam nañu ko jamonoy Abdoulaye Wade bi ñu soo commencé def autoroute à péage bi fi mu jaaroon laataa ñuy commencé tabax dañ leen jox seen ay indemnité ñu ëpp ci ñoom dañu dem dëkk ci soriwul ay Diass ay Sindia ay Ngexox c'est à 50 kilomètres de Dakar donc ñoom ñëpp seen kër famille yi nga xam ne tojoon nañ ko permettre na leen famille yooyu tey kenn ku nekk am kër loolu mooy gestion mais nit ki mënoo ko tojal fi muy liggéey wala fi muy dëkk mu toppaat di daw ginnaaw indemnité jaaruwul. aja ñu àddu sa diwaanu Kaolack ak nag chambre de commerce ak d'industrie ba moom njiit la ci boppam mu ngay xam ne ni kon dañu war a mën a nag fixer njëg yi gerte gi laata rek ñuy amal récolte bi ba noppi mu mel ni it loolee ay kàddu la yu mu yëkkati moom Serigne Mboup ñu teewlu ay kàddoom. njiitalal chambre de commerce et d'industrie bu Kaolack di Serigne Mboup àdduna ci lu ministre bi yore wàllu mbéy mi ne campagne agricole bi dox na ñenn ci béykat yi it yeddi ko. loolu lu jafe rek la ndax dafa amul nattuwaay buñ reconnaître kenn amoo ci preuve pour dindi sa morom parce que soo demee ci réew yu développé yëpp dañuy am benn conseil de normalisation boo xam ne nii su bindi dara certifié ko ne lii la kenn du ci werante li ñu war a fexe rek mooy baykat yi mën a jaay seeni jiwu prix bu baax a baax a baax a baax a baax l'État ne doit plus attendre qu'après la fin des récoltes pour fixer les prix on doit le fixer au moment des récoltes. moom nag jàpp na ne ngir ñu génn ci jafe-jafe yi béykat yi di jànkoonteel ci wàllu jiw yi foog rek ñi nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu mbéy ñu dénk leen loolee. am na ñuy wax ne baax na am na ñuy wax ne baaxul léegi nan la ñuy def te y a ISRA y a tout les procédés sont là il faut l'appliquer c'est du domaine du ministre de l'agriculture. jiitalal mouvement ànd defar Kaolack da doon jiite benn cérémonie de remise ay kits alimentaires yi nga xamante ne daal daf ko jël jébbal ko lenn ci. ñu àddu jëmale bi la yoon ci nag yenn ci ay façon liggéey bi nga xam ne dañu ko nam rek amal mu di ak lëkkale lu jëm ci wàllum infrastructure bi wàllum koppar bi ak jigéen ñi nga xam ne ñoo yëngu ci njaayum ndaamaraas gi si diggante Sénégal Gambie ak Guinée Bissau ñooñee la ñu bëgg a boole jaarale ko ci ab coopération bi nga xam ne nii dafay ñoŋal seenub liggéey joxante nañu woon dig daje sa diwaanu Ziguinchor ngir waxtaane ko Laurent Gomis mooy njiital projet ba ñu teew lay kàddu mbaax Abdourahmane Diallo. loolu nag am nañ fi juróom-ñeenti coopérative fii Sénégal am nañu yeneen coopérative Guinée Bissau ak Gambie et donc coopérative yooyu nag mooy permettre pour béykat yi ñu mun a collecter ndoo xooxu darkase bi stocké ko traité ko bu mu baax mën ko jaayandoo ci benn waxtu loolu nag mooy tax ba valeur bi gën a yokku tey jii boo xoolee darkase bi benn yoon rek lañ nga koy witt benn yoon nga koy jaay donc bu dee boo ko wittee benn yoon jaay ko benn yoon ñetti weer la yeneen weer yi des béykat bi war na dund donc il faudrait que ñu jàppale ko. lii moom xibaar bu neex la si njóobeen yi ak Korité gi nga xam ne moom la ñu dëgmal directeur bu ISRA mu ngay dalal xel yi ne kon jëm ci jàngoroy grippe aviaire gi nga xam ne dafa doon daal yenn ci ay jannaaw yi ak ginaar yi loolee nag xel na daal ak Korité gi nga xam ne moom la ñu dëgmal manees nañu jëfandikoo ginaar yi te dara du ci am moom ak Talla Seck ay kàddoom la ñuy teewlu Alassane Balde.
mettre en place benn dispositif boo xam ne day permettre ñu def une surveillance active aussi bien passive pour mën a circonscrire feebar boobu ci zone Pout bi ak zone nord bi loolu def nañ ko boobu ba léegi ñu ngi def suivi bi di xool di càmbar échantillon yi nga xam ne ni day am xel ñaar ne feebar ba loolu du feebar bi laboratoire bi mi ngi def analyse yi et boobu ba léegi amuñu ci benn cas loolu la ñuy ñaan mu continuer ñu maîtriser maladie bi ba nga xam ne ni H5N1 mu mën a yem fii. El Hadj baax ginaar du manqué ko waaye mais nag bu dee grippe aviaire moom xel daal na. xam nga grippe aviaire moom amul woon Sénégal nag sax jamono ñu ngi koy annoncé fii. dafa amoon benn ferme bu mag. boo xam ni wopp jooju feeñoon na fa wala wopp ju mel ni jooju. ferme boobu teel nañu ko localiser teel nañu ko lijjanti c'est-à-dire que nag li ci ñenn ñi doon dénoncé mooy bu doon ferme bu Mansour Diop wala bu Siré wala bu kaneen ak kaneen xëy na dinañ ko dénoncé am beneen ampleur bu ñu ko jox mooy xëy na ferme kenn nit la ku xëy na kooka la. donc xam nañu ni wopp ñu ñëw na fi mais ci fermem la ñu teel ko liquider après mu jeex donc xel bu tey amu ci alhamdulilah bi ñu ko yemalee ci fermem teel ko lijjanti nit ñi foo ñu lekk ganaar nag quand même ci Korité gi ci ñi ko am te ñu continuer lawal politique de partage faaw nguur gi bàyyi xel ci ni Korité gaa ngi ñëw yëf yi xaw na dëgër ñu génnee kuwaat askan wi contrôler marché bi du question dimbali leen ci ay may ay donde ay kees suukar ak ay benn ganaar déedéet pour ku am sa ñaari téeméer boo demee marché ba mën a am lu jënd du am spéculation du am jaay lu la neexe du am maa fi def lu ma neex yooyu contrôle yooyu la ñu soxla ci état mais pas autre chose nit ñi mën a julli gu am solo. si waaw Mambay njóobeen yi ak njaayeen yi ñoom moom bu yeboo nañu pare seen fulaar yu xonk ndax gouvernement bi li mu nar. Korité tampi. non du Korité tampi sax en réalité dafa am gouvernement bi lu mu nar ci suuf xam nga tubaab bi dañuy wax ni qui veut tuer son chien l'accuse de rage. ñoom ñi nekk ci secteur bi dañ leen a bëgg a tam dëmm pour maintenant indiwaat importation yi man nettali leen un peu ci affaire kii bi gis nga bi mu njëkkee am grippe aviaire jamono jooju Aminata Mbengue Ndiaye soxna Aminata Mbengue Ndiaye moo fi nekkoon ministre. léegi nag dañu arrêté woon importation yi et d'ailleurs loolu moo sauvé sax secteur avicole bi léegi Sénégal ñu investir que loolu jamono yi sax xale yu bëri ci nañ doon liggéey secteur bi dox ba indil ñu autosuffisance. mu dox ba indil ñu Sénégal nekk exportateur net de produits avicoles sous région yëpp ñoo leen doon jox léegi nag tey jii gouvernement bi en réalité coow lu muy bëgg a indi nii dañoo bëgg a commencé waat importation yi au profit benn entreprise bu tudd Doux bu nekk France buy exporté ay ginaar donc filière bi nañu bëgg a rey te filière bi tey jii bokk na ci filière économie sénégalaise filière bi ci gën a dox moo tax léegi par exemple beneen bi mooy amul feebar bu fi mën a am luy dal ginaar gak cuuj te sunu vétérinaire yi mënuñu ko régler. sunu médecine vétérinaire souvent on parle de notre médecine humaine mais sunu médecine vétérinaire ay prouesses yi ñuy def mais ils sont un peu dañu calme toog donc amul benn jàngoro buy xew fii ci dëkk parce que jàngoro ak doom c'est comme day dal doomu aadama wasma la ni donc amul jàngoro buy mën a xew fii Sénégal jëm ci njur gi te vétérinaires yi mënuñu ko régler donc en réalité bu ñu kenn lëndëmbal suñu xel pour bëgg autorisé waat important yi parce que non seulement dinañu rey filière bi nga xam ne moo gën a structuré ci sunu économie mais aussi ay perte d'emploi la ñuy indi la yeneen lu am solo voilà ñu laata ñuy jàll ci tàggat yaram dañuy wutali ca jàngu bu Kafountine Notre-Dame de la Joie foofee nag atum 1971 la ñu ko sanc waaye nag tey jii mën nañu wax ne jàngu ba xat na lool ci ña fay dikk ngir maanaam amal seen ak jaamu looloo sabab nag évêque bu Ziguinchor Monseigneur Paul Abdel Mamba di sàkku ci nguur gi rawatina ñi nga xam ne yàlla baaxee na leen ñu jàppale leen ba ñu mën a rek liggéeyaat li nga xam ne mooy jàngu bi yaatal ko ñu ànd Cheikh Abdourahmane Diallo. ci atum 1971 la ñu tabax paroisse Notre-Dame de la Joie bu Kafountine juróom fukki at ci ginnaaw communauté catholique bu gox ba daal di fêté jubilé d'oram. tey bés bu rëy la célébrer jubilé 50 ans. rafet na. bile paroisse defar na ay prêtre ay religieux ak it ay religieuses ñëpp doon ay doom ci gox bi évêque bu Ziguinchor Monseigneur Paul Abel Mamba di ko rafetlu bu baax a baax. La foi qui a fait 50 ans ici commence à porter du fruit avec les fils et les filles du terroir qui sont devenus prêtres religieux ou religieuses. te nag paroisse bi tuuti na lool ngir mën a dalal fidèles ya rawatina ci ay jamono événement yu mag ya. L'église de Kafountine est devenue trop petite pour accueillir le nombre de chrétiens comme des événements comme celui-ci.
on est obligé de célébrer à l'air libre. évêque bu Ziguinchor mi nga xamante ne moo présidé jubilé d'or ba di woo nguur Sénégal ak it bonne volonté ya ndax ñu taxaw fidèle ya ñu mën a yaatal li nga xamante ne moo di paroisse bile. jaajëf ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon. tàggat yaram Pape Mantembu daal di teew man kan asalaamaaleykum. aleykum salaam Mame Mbaye Ndiaye. naka yi tey. alhamdulilah yu tey. waaw ñooy góorgóorlu. waa Jam City. waaw ñëpp a ngi si jàmm. mais ni kon ndar la ñu koy doore de. waaw ndar la ñu koy doore nag. maam Kumba Bang. maam Kumba Bang. foofee stade maître Babacar Seye mu mel ni kon jiital gëm sa bopp moom Bougane Gueye Dany mu ngay fekk ji askan wa ci seen xeex ba ñu sumb ngir nag ñu bañ a daaneel li nga xam ne mooy stade bi. waaw kon nag président mouvement gëm sa bopp moo ngi woon nag ca diwaanu Ndar Géej Bougane Gueye Dany nag indi jàppandal jëmale ko nag ci plateforme citoyenne d'action bi nga xam ne day xeex nag ngir ñu bañ a toxal lii di stade maître Babacar Seye boobu les plateformes sax moom mi di nag fas yéene nañ nag organiser ay nag action yoo xam ne dinañ nag xeex li ni mel ba nag boobu le stade bi nga xam ne patrimoine national la ñu bañ ko nag délocaliser ñu fekk fa Babacar Niang. stade maître Babacar Seye patrimoine la te ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn waru ko laal kenn waru ci soppi dara kaddu yooyu mi ngi jóge ci Bougane Gueye Dany gannaaw bu mu ñëwee nag bokk ci ndaje bi nga xam ni plateforme bi dajale acteurs yi moo ko amaloon fii ci Ndar. stade maître Babacar Seye loolu doomu Ndar moo koy xam dolli Ndar mën na koo bañ a xam. Saint-Louis war naa am stade bi ñu yéene ñoom waaye stade maître Babacar Seye war na fi nekk mais Saint-Louis dafa am yeneen priorité et priorité Saint-Louis du ma ne sport bokk ci bu fekkee ne maire dafay bàyyi xel Saint-Louis rek na bàyyi xel bël ba. moom président mouvement gëm sa bopp di interpeller ki nga xam ni mooy maire bi di Mansour Faye ci décision boobu nga xam ni jamono ji ñëpp a nga ciy coow moom sax muy wax ni nag am na yeneen priorité pour Ndar. ma bëgg ko xamal moom le maire Mansour Faye ne ko Saint-Louisien yi lu mu ko jaral moom ci stade bi na jàpp ne jaral nañu ko ñun doomu Ndar. ah monsieur le maire Mansour Faye boo deful ci stade maître Babacar Seye 16 milliards wala yéene woo ko mën nañ ko comprendre ci dolli Ndar doomu Ndar dana ko def incha allahu rabbi. plateforme bi di yëgle ni sax am na marche bu mag nag boo xam daañ ko amal fan yi di ñëw ngir gën a mën a fësal seen lànk nag jëm ci décision bi ci stade de maître Babacar Seye. dolli Ndar et de. waaw doomi Ndar. doomi Ndar mais xam naa ne balaa ñoo dem nag ci Ligue 1 bi. El Hadj yaa ko dégg parce que maître Babacar Seye moom jamono ji ñu jooy wàllum infrastructure sportive maître Babacar Seye ak lu mu liggéey ci réew mi ñu tuddee ko ab bërëb ñu bëgg ko délocaliser en tout cas loolu doy na war toujours moom la wax limite bi suñu maire yi am. amuñu vision bu xalaat pour développer ab dëkk. maire bu am vision da ngay xalaat dolli say stade. gën ko tabaxat. wala nga gën ko yeesalaat. wala nga gën ko yaatal mais di ko sàkkal pexe pour wàllu business kon stade Assane Diouf yeewul gouvernement bu Macky Sall. stade Assane Diouf bu Ablaye Wade daaneeloon. ba léegi yeewul gouvernement bu Macky Sall ana la moo fa nekk tey. ay agresseurs yu fay làqatu. ndawi Médina ndawi Rebeuss yëpp amatuñ fu ñu defee sport ana lu ñu fa def ba léegi defuñu fa dara alors business mënul tax nga daaneel stade parce que stade dafa bokk tey ci business bi gën a dox. effectivement mais football da nga ëpp ko xaalis ci àdduna bi. mais ñun dañu am problème petite catégorie. mais vision bu maire bu Saint-Louis bu fekkee nekkul lu dul jëlee fa stade ba délocaliser mooy lan yow stade bu màgget mënoo koo defar Mawade ma nga fa jagadi Babacar Seye ba fa nekkoon di yaakaaru Saint-Louis bu ñu ko fa jëlee mais foo koy délocaliser non da nga koy jaay éliminer ko dootul existe mais délocalisation nan la tudd yow Dakar sa capitale amul stade bu baax Demba Diop ba mu daanoo ba léegi mënuñu ko defar mënuñu sax buub xeer ya fa nekk amitié bii nii mënoo fa def sax athlétisme da ngay fakkastalu ñu naan délocaliser stade maître Baba fu ñu koy délocaliser dañ koy jaay ñeneen koy xanaa toj ko loolu nag gis nga askanu Sénégal faaw ñuy tàmm di wax déet même bu dee gouvernement bi faaw ñuy tàmm di wax déet waxantuma bu nekkee ab maire bu nekk ci ab localité encore une fois ñuy interpeller suñu administration bi muy les préfets les sous-préfets les gouverneurs nañuy ànd ak population bi parce que ñoom gouvernement day ñëw dem bàyyi leen fi ñu nekk fi président day dem bàyyi leen fi ñu nekk fi maire day ñëw dem bàyyi leen fi ñu nekk parce que ñoom ñooy Sénégal ñooy administration dañuy adhérer ci côté population bi di recadrer waat maire yi di leen wax dëgg di leen jubbanti ndax ëllëg ñoo fi des ak askan wi mais li am Saint-Louis bu jàllee dina jàll feneen te faaw askan wi di man di wax non suñu gouvernants yi bu ñu jalgatee. parce que gis nga sport
dafay régler ñaari question ci politique publique day régler ce qu'on appelle la question de la santé publique mais aussi day régler question business bi ngay wax ni laa yu nga xam ne affaire commerce business la régler maire Saint-Louis moom turam dafa xaw a rëy trop ci Sénégal ndax Serigne Mansour su lu koy jig daal mooy mu def yëfi Mansour waaye su defee yëfi Mansour su boobaa professeur na ndar yi jël mairie bi jox ko professeur Mary Teuw Niane quoi. ñu jàll kon ci wàllu football Ligue 1 sénégalaise 14e journée bi Teungueth FC dafa nërmeelu sa Aline Sitoé Diatta ca Aline Sitoé Diatta ca Ziguinchor nag Teungueth FC bi nag mooy ñaareelu defetam jëm ci championnat bi nag mooy fan fukk ak ñeenteelu bëccëg bi kon Casa Sport moo ko daan benn bal ci dara waaye teewul nag ba tey Teungueth moo nekk ci bopp championnat bi Génération Foot moom ak Teungueth daanaka ñoo tolloo ki ay poñ waaye nag Teungueth moom dafa am ay match en moins ndaxte Génération Foot dafa daan ñi di waa US Gorée ñetti bal ci dara AS Pikine moom def tamit jéego gu am solo nag ci fukk ak ñeenteelu bëccëg boobule gannaaw ba mu daane Ñambur bu Louga benn bal ci dara nekk ñetteelu place bi Sénégal Excellence bu Thiès moom moo daan ñi di waa AS Douane ñaax ci benn NGB ak Jàmbaar dañoo témboo ku nekk dugal sa morom ñaari but Dakar Sacré-Cœur ak Stade de Mbour 0 but partout lañ def match boroon dox na ci diggante Mbour Petite Côte ak Jaraaf dañ ko dàq ba jimmi jamono li ko waraloon nag mooy Jaraaf bi nga xam ne doon dem foofu ca Tunisie ngir nag lu jëm ci wàllum coupe bu CAF. athlétisme la Ligue de Dakar mu mel ni kon jamono ji si njeextalu ay bés bi jeexal nañu seen i championnat. waaw jeexal nañu seen championnat régionaux comme ni ko Mansour waxee rek ci ay jafe-jafe ndaxte tamit piste d'athlète moom dafa ñàkk nag ci réew mi waaye teewul nag Ligue bu Ndakaaru moom moo ngi ci amal nag jéego gu am solo ngir nag lu jëm ci wàllum relance athlétisme fii ci Sénégal ba tax na nag mu amaloon ab championnat régionaux jagleel ko ndaw ñi dañ ci teewlu El Hadji Bara